الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا رسول الله عليك يا حبيب 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 الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله بسم الله يا معبود حق السنة القائل في محكم كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله القائل فيما ورد لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وعلى آله الهاديين المهديين وأصحابه الذين شادوا الدين وتابعين تابعهم بإحسان إلا يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باختصار لأن الوقت ضيق ولكفر الصافو جروم كصافو كان من يبغى يفتم كره كره كان جروم بومبم surtout wa tema ya nginga lonya yatana kamatana wandi ka jawara ka dimba fam ka buñu wara ka wano sa yo tout formanje parce que wa to wat di jumaay yo makara khutba sumbam di kiyat nak tabarakallah fan to sama assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh serigne bi neena mu ngi leen nuyu yeen ñep ku ne ak turam ak santam mu ne li ngeen koy ñëw waxtaan bi tey loolu lay jël fële ca Bignona mooy xutubam ngeen koy ñëw di wax ni di laaj ci tamit loolu lay def waxtaan boobu lay def ca Bignona kon nag nuyu na leen yéen ñëpp sant na leen te gërëm na leen mu ne loo gis ci àdduna يوم العاصمة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ليقيم المنتج يكون بجري بنو مرات الشيطان parce que الشيطان يعني يكون الله كور أتي كور أولو دبي من لدن آدم بيجات فتجات mu ne yéen ñi gëm yàlla ngeen xam ne seytaane seen noon la seytaane seen noon bu mag la kon nag bu leen bañante ngeen bëggante ngir yàlla tax mu ne pour tout ubi ko jaatu ko wonde jaay di dunya ye kapu jo ana wo tare mi tenen mi wala ko mare tane bi tenen mi nak no mam bete pumbete ke tan man jawje be kanane ro ke fiya mu ne reyante bi ngeen gis ci réew mi yëpp ci àdduna bi nit fuñ la teg nga war a toog foofu mais fuñ la teg foo xam ne fuñ lañ la teg yow réew yemoo si fuñ la teg nga dem ci beneen place moo tax reyante bi bëri ci réew mi
reyante bi bëri ci àdduna bi. kala tora ko yugane kala tora ne ko jurbo kala man ya mata kala burmala tu ñaala la banam pola mu ne bañante bi bëri ci réew mi ñun ñëpp war nañu xam ne que ñun ñoo bokk ndey ak baay. bañ ay mañola la akullotu ni adama ni hawa nasiyo yey mayum bu yëpp lotu ni adama ni hawa jere ko yotal mu ne ñun ñi ñëpp ci aadama ak awa la ñu bàyyeekoo ñun ñu fi toog ku ne na wax fan la ñu bàyyeekoo kudul ci aadama ak awa. tama ay ma kunam ko mi na palola ay ma apalola amni wa ko ni apalo mu ne ñëpp ñu fi toog kan mooy wax ne que man maa gën diw man maa gaw diw ku fi ñun ñëpp ñu fi toog kan moo mun a wax ne que man ak diw bokkuñu man ak diw duñu benn xeet ñun ñëpp benn xeet lañ ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. Rasul sallallahu alaihi wasallam ne kambul mi makka nana bilala jawmbe kanyita kata fatiya be kawadana kan ni ka'ba arab ata quraish silfa kana jasa fulalla ken nane aw amin kelale nya terra buje be kaswa sire man do be fatiya mu ne fële ca Kaaba ga bu Bilal jógee pour nodd comme nit boo xam ne nit ku ñuul la dafa jóg pour nodd nit ñu weex ñu ne ko yow comme nit ku ñuul nga lu tax ngay jóg ci kaw pour dem nodd. are mi taydi yoni ma ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakar wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليو بكانا كبرون تو يادم تتوكوني برم واني كانوا فانا ولا كانوا فين كانوا ناسيون bare ko horo tu ngi solo pro am sapon de dimanjo bare wangi ana fammi mana bunye babere inge wayna me manji ma ak kolini inge emite mu ne ñun ñëpp lu mu jàng ci xadis bi mooy ñun ñëpp doomi aadama yi ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp ñu war a ragal yàlla ñu xam ne ci yàlla lañ jóge te yàlla borom bi moo ñu sàkk ñun ñëpp dafa sàkk doomi aadama ku ne quartier bi la dëkk ku ne gox bi la dëkk ku ne réew dëkk bi la dëkk mais ñun ñëpp ñoo bokk ci ndey ak baay. kam mi nag wala kabu jora ko wayno mi wa mu ne lu tax ñun ñuy reyante lan moo tax ñuy reyante wu. e kenayyo annonce nam maji bunore ma jaabi wor wodi fana fiya mu ne laajte bi bu mu laajtee ku ne war na ko respecté xamal laaj bi ban laaj la ñëpp ñuy reyante ci réew mi lu tax ñuy reyante. annonce nak na faji ko mo aw fañu la koye ban mo manji man emite tek mi banji pour mu lomi emite yoyo no la na ya ayuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ميو بكركو إن ياتم تنجي توكو برون تودي فما فكون أنا توكو مي آدم أنن آدم أنك إفكا بجا أنكورين كل كور wena mina nga kafe fa ke ka man ma ñu ka may ak ke ben ma mëna té fa assé ka wala na hawa mu ne ñun ñëpp ci aadama la ñuy bàyyee ko yàlla moo bind aadama ba pare ci wetu ci ndeyjooru aadama ci la yàlla dam benn faar bind awa moom ak aadama ñun ñëpp ci ñoom la ñuy bàyyee ko ba tey àdduna bi soso nan kam momi mo buron tu wala burumula dun kumula o kane wala le tijamora wa kane wala no ona la ngi fay ngi koy me kare nation ay koy me kare o kam mi o kane ñu ne ñun ñëpp ci aadama la ñuy bàyyee ko lu tax ñun duñu bëggante ñun ñëpp ci awa la ñuy bàyyee ko nation bu ne xeet bu ne ci aadama ak awa la ñuy bàyyee ko mais ñun lu tax duñu bëggante duñu soppante ñu nekk ci àdduna bi di reyante di jamante ak paaka loolu yëpp lu ko jar. kam ma yawano sanu leeto wayno ngi ko me kare kada wala tala ko di parasa mu ne lu tax loolu mooy ne man maa gën diw
diw warul toog ci place bi man maa diw Samba Samba moom warul toog ci place bi ma toog man maa gën a yelloo place bi te xëccoo baaxul ci réew xëccoo baaxul ci gox. ɗum jikki nakkata anaw kana kan wangi mi kata bireyoli yeppanayi o fañi ko jammo to wama inji wara mila ko ɗumnani inji wara mila ko inji koyme kaari mu ne di nga gis ñoo xam ne ñoo bokk benn société ñoo bokk benn bureau mais bëggante wuñu kii day ne chef bi man maa war a toog place bi kee ne man maa war a toog place bi kële ne man maa war a toog place bi te bureau bi te société bi yéen ñëpp yéen a bokk ndey ak baay. ko jogiyaɗo rooro ɓuron tout yeji taw kadi hasidin ida hasada añan kawanora ka jabta ka tabera paali kawanora koko ka jabta ko wanko wolemi ko manire go woway kon mu ne iñaan lu muy jur baaxul di nga toog nit ki nga iñaane ko boo xam ne nga xalaat sa xol loo xam ne lu bon loo xam ne baaxul ci sa mbor kala nabijullahi isa tanga yalla babaji nakka bukan kan manje ku fiiji ko kubaji to wano san ko puja buji muday pan ko jobe ko teta fala man ko diker si wala sakket ni ko mu ken man ko ja ko sayel man ko ja ko nomen man ko waso mu ne anabilaay Isa ci jamonoom dafa am nit ñoo xam ne ñu ñëw ci moom ñu dem ba si tefesu jën bi tefes boo xam ne jën yi dee jën yoo xam ne ci biir géej bi lañ jóge jën yooyu la ñu doon for ku ne ñoom ñëpp man ko say yaani ko nomen man ko waso man ko re mu ne dinañ jël jën yooyu weer ko ba mu wow ñu jël ko ku ne jël paaram ku ne jël paaram nu dem jaay ko denami ko fo fana nakko ko porte to kawno ka jakkaaka ni ko fiye mu ne loolu mooy ñoom ñetti ñi loolu mooy seen xalaat bu baax loolu ñoom seen idée bu baax ñoom ñetti ñoom bare nan ko jawmi ko je kurim fu nak foko mbobo nak ni ka ko ta kata fala fa ko to ko nak ci 50 jetna oray mu ne benn bis ñu dem ba ci tefesu géej bi ñu gis benn saak boo xam ne or kese moo fa nekk nan ko jikko mbom ko ne ta foara yalla le bamban mu ne bu ñu gisee loolu ñu ne ñun ñaay suñu ñàkk jeex na léegi dinañ am alal incha allah nan ko jawmi ni ko wonor ko ne nakam tay ni jara be wuli bacara bu lawli ni ko ne ba du prinere bi kon ko senala kondi wala ma jawbe marsa no men ma no mo la won wada amuriya sinana so mu ne ba ñu demee ba loolu xiif dab leen ci biir noonu ñu jël or bi tuuti ñu ne seen benn xarit demal jël or bi nga dem jaay ko marché nga jëndee ko lu ñu war a lekk no ande jaay ajew ma jeeri marché nanno men aban nanno men naka sinanga sa akane bolay burun tu dawonor nane bari njire anyane jalore wallahi min sharri hasidin ida hasada nane njire iwaye ne njani ko wata junde kebom ujo buje be kan esko nde bilani wono ko faketi tuleye nane ko mani non ko sai kendu be ko ri jaw ko ri ko ket mami iwaye ndi ko wata mu ne bu mu jëndee keeb bi ba pare jënd añ mu ne man mii sama xalaat ak sama gis-gis or bële ñële yelloo ñu te or bële alal kese moo fa nekk dafa jël poson def ko ci biir bool bi pour yóbbu ñële ñaari ñi des ci tefes bi ñoo boko fayi ko namete ne yira di wigi to woli bare wala tingora la jibotaje aw ngari ngeninga est ce que na pano ha usola wa foke ko take di duniya wayno mi ko balu mari mo yaata bu jaalol manolo tingora la ko ba ko ya jola ñoom tamit ñu xalaat ne que comme kële dem na kële balaa muy ñëw ñu teg suñu dil teg suñu xalaat ne que bu ñëwee balaa muy ñëw ñu rey ko buñ ko reyee ñun ñaari dinañ jël saaku bi séddale ku ne dem yoonam mu nangaru nak fu wala fa leen di balam ko bola mu ne keneen ki indi benn xeer teg ko ci ginnaawam on ko nangaru fu wala fa leen di balam ko bola mu ne keneen ki tamit indi xeer teg ci ginnaawam on ba jeewu di sinanga so to ko sama yure di sinanga mu ne kële demoon jënd keeb mu ngi ñëw ak keeb bi mais keeb bi dafa am poson nag ajjala ma jeeri nga ne boole mu ne bu mu ñëwee ba teg bool bi mu ne kële xalaat comme egsi na yow mi nekk ci ginnaawam jëlal xeer nga dóor ko man mii bu egsi si ma dinaa ko jegale mu ne ba mu ko dóoree ba kii daanu keneen ki jël xeer bi dóor boppam
waa ji daanu nana ketumi rek ni ku fuulu bi nga ko yaa ko fetem baba ndin lii mu ne ba mu dee ñu jël néew bi teg ko fële naani ko nenam jaala wuri yaa yow manam bu waaso mu ne ñaar ñi ne balaa ñuy séddale nañu lekk ba pare ñu doog a séddale nan ko jaala ni kori ano sana poñe ding mu ne bu ñu ñëwee lekk ba ku ne suur nan umaye tomi be ñeppule tagi bota mula mu miino rek ala to koto kacet mu ne ba keneen ki jógee pour xëcc saaku bi lu nekk ci biiram yëpp ci la lépp yàqu ci biir ji ci la daanoo dee on po nana gororo be kay ta ko mangto tamamula mu miino rere tuuna o po nala to koto kacet mu ne keneen ki tamit bu mu jógee moom tamit noonu la bu mu jógee ba jege saaku bi rek ci la daanu dee ha ji bota gi mangi la koy mu ne saaku baa ngi nii toog ajaw marse na kacet mu ne ku demoon marché dee na ala kala tamit bu ba ko kacet mu ne ñii ñaar desoon foofu tamit ñoom tamit dee nañ ala la ay mane la koy mu ne alal baa ngi nii toog ele erere baja pate ko mu ne alal boobu kenn jëlu ko woram ni duniya yi tuja yi ñu ñaka bu jora ko cet wasa mu ne adduna bi yëpp reyante bi bañante bi du dara lu dul alal oto añaana yo annonce no prendo bi tafi mu ne eñaan ñëpp nañu génnee seen xol ci iñaan nano sangi la ko yede ko paali na ko prendo ro set di bi tafi mu ne temps bu nga toogoon ak say xarit toog ak ñëpp génneel iñaan ci sa xol añaana ye kammi nak anaw am paw ko ngi kan am paw la ko ni ñe la ko ndi fasor gi ki la tor gi ceggi gi yow yok jipu yo mu ne eñaan boobu boo xam ne di nga gis nit ki ñeen bokk ndey ak baay di ngeen dem ba tàggole kii dem fële kii toog fële doo leen bokk kër iñaan moo koy def añaan boobu nak yeye be kana anaw ase ko da betol nak ko ponana alal lo rek ba on wore wajjata o berum popo mo no re wajjata ko buromi to ko ñooli buron to panko faso mu ne iñaan mooy tax de jigéen boo xam ne sëy na moom ak wujjëm iñaan mooy tax ba ki jigéen ki di xalaat dara lu baax lu bon ci wujjëm ye ki mi place yi anaw di place la ne no boko man ko ñaano sandi place la amang tacce man ba ko fana ala ko di place mu ne ñi ngay gis nii ñëpp même journaliste yi keneen buggul toog ci place keneen tamit buggul toog ci place keneen ku ne ak place am la no sanaka ko on kare sakata ko la o sumu to mu ne keneen bu ñu woowee beneen journaliste keneen ci gis que kële la ñuy woo moom tamit du ko neex ye ki mi wala kabu yora ko ye ki mi wala kala to la ko ye ki wala kala mu ne loolu moo tax ñun ñuy reyante ñuy bañante ñuy reyante bu nga gis ci réew mi yëpp bañante la xol yi ñoo bañante xol yi ñoo iñaalante xol yi ñoo xam ne tabarakallah mu ne boo gisee adduna bi nakari tey loolu kese la wallahi mte yone inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim emite musteseno wa fe bande bot migi ebe kerum lor gi kanku kafira mam ko ne bot wone sen mu ne yàlla du joxe dara ba pare rocci yàlla du la jox ndam ba pare jël ndam boobu mais doomi aadama yi ñooy jël ndam boobu buñ la yàlla joxee dara doomi aadama yi ñoo koy fokkati mais du yàlla kam mo jaato to laalu setem bi de wala on jawla wa jakam mu ne bu loolu bu ñëwee ñun nañu raxas suñu xol yi nañu fóotaat suñu xol yi nañu taxaw. Monde entier, nous sommes aujourd'hui là pour parler de notre 4e édition de la conférence du Daïra Khayriya, Imam François Bodian. Cette conférence est une tradition que les talibés veulent perpétuer et aujourd'hui ils sont revenus après 3 ans de suite pour en faire une conférence de manière internationale. Et là nous avons pensé à parler de l'image de Ousmane François Bodian qui est né à Djegoul en 1942. Un homme de Dieu qui a élargi la pensée et les enseignements au niveau de la Casamance et qui a construit des daras et un institut à Bignona, qui à travers le monde, la diaspora, la France, en Espagne, en Italie, a laissé des talibés qui sont en train de perpétuer ses enseignements, qui sont en train de véhiculer sa philosophie. Aujourd'hui, avec l'exode rural, ces conférences qui se faisaient au niveau local, ces talibés ont pensé à élargir le concept de la conférence
et essayer d'imprégner les talibés au niveau de la diaspora. Essayer de les mener et de donner un enseignement clair de ce que Fa Ousmane Fansou Bodian faisait au niveau local et au niveau international. Pour cette 4e édition, le thème est l'islam et éducation, ou éducation facteur de développement. Et là, nous avons les conférenciers qui viendront de Bignona. Il s'agit de Imam Badji, Awadjata, mais Oustaz Sam, qui vont tour à tour évoquer la question qui reflète les enseignements et le message du guide religieux, qui pensait que aujourd'hui il est temps de réarmer les jeunes au niveau de l'éducation. Et d'ailleurs, c'était sa pensée depuis ses débuts. Et ces gens-là, ils viendront de Bignona, de la Casamance, et les délégations sont attendues de partout. Et les gens, les talibés de la capitale, viendront de Yeumbeul, de la banlieue, et tous les bords de Dakar, pour essayer de magnifier ce jour. Nous appelons à tous les talibés de prendre part à ce jour-là. C'est un événement de taille. C'est un événement que tout le monde attend. Et cette 4e édition est sous le parrainage de M. Lamine Badji, Ibrahima Badji, mais aussi le grand Serigne de Dakar qui nous a toujours accompagnés. Depuis notre première édition, on a lié un pacte avec lui et il n'a cessé de nous accompagner, de nous insuffler et de nous donner des directives pour la réussite de cet événement. Cet événement aussi est sous l'invitation d'honneur de Aminata Assome Diatta, le ministre du Commerce et des PME. Nous invitons aussi des Dara, et aussi le Dara de Moustapha Silla qui prendra part. Moustapha Silla aussi, c'est un talibé. Il a beaucoup accepté, il a aussi accepté de la France, il a accepté de venir répondre à l'appel du guide religieux Fa Ousmane Fansou Bodian. Au moment où nous parlons, il a déjà pris l'avion pour venir assister à l'événement. Nous avons Cheikha Aïssata Ndiaye, une dame de fer, une dame qui a toujours répondu à l'appel du guide religieux. Son engagement aux côtés du marabout ne sont pas à vérifier. Dieu seul le sait. Il nous a accompagnés depuis les dernières éditions et même au niveau des Gamou de Bignona. Cette conférence a pour objectif de réunir les talibés du guide religieux Fa Ousmane Fansou Bodian. Cette conférence a pour objectif de créer un cadre de dialogue, d'échange, mais aussi d'insuffler ces jeunes dans le cadre de l'éducation. Cette conférence vise aussi à rassembler toutes les forces vives du Sénégal, de la Casamance, mais aussi lancer un appel pour la paix définitive en Casamance. La paix en Casamance, El Hadj Fansou Bodian a fait de cela sacerdoce. Il le disait à chaque fois, je suis prêt à me sacrifier pour une paix définitive en Casamance. Voilà un homme de Dieu qui a fait de la paix en Casamance un bâton de pèlerin. Voilà, nous aujourd'hui réunis pour revenir ensemble et magnifier ce journée. On rappelle aussi que la conférence aura lieu le samedi, le dimanche 9 février 2020 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la salle de conférence IK2. Ce sera à partir de 9h jusqu'à 18h. Et nous appelons ensuite à tous les talibés de la diaspora, du Sénégal, à venir répondre à l'appel du guide religieux. Et c'est un événement tant attendu que nous osons espérer qu'il y aura une massification. Et la conférence qui porte un thème d'actualité, la conférence qui revient sur les enseignements, sur la position du marabout, fera de cet événement un événement international. Un événement international, oui, parce que le marabout, je vous rappelle qu'il a fait une tournée internationale au mois de novembre passé. Il a fait Espagne, où la diaspora, l'association de la Casamance en Espagne l'ont invité, il a organisé des cérémonies, des gamous. Il a fait presque un mois en France, en Europe, autant pour moi, en Espagne, pour véhiculer son message et aussi, comme je l'ai dit, insuffler un nouveau message. Parce que vous savez que le monde aujourd'hui est dominé par des tensions.
Le monde est dominé aussi par des conflits que les gens ne se retrouvent plus. On en a besoin de ces genres d'hommes de Dieu pour nous orienter, pour nous donner la bonne voie. C'est pour cela cette conférence est de taille. Il est l'heure que les gens reviennent sur les valeurs, sur les principes, mais surtout sur les principes de vie religieuse, pas sur la défense aux gens. Je vous remercie.